maaleykum salaam. Famara tey émission bi da nga si ñëw pour wax jafe-jafe yi nga xamante ne ni client de banque ñu ngi koy jànkonteel ak benn banque mais si on y prend garde dinañ ko jànkonteel ak mbooleem yeneen banques yi fort heureusement yaa ngi fi tey parce que defee réew ñu la. waaw merci beaucoup sant yàlla la Khalifa di kontaan toujours di revenir si sa émission. pour leeral sénégalais yi. parce que dañoo nekk ci dëkk boo xam ne amul éducation financière. donc man en ma qualité d'ingénieur financier. baax na mooy conduire benn association. mais faral di leeral askan bi ci yenn points yi. effectivement ni nga ko waxee noonu la xewee dafa am lu ñuy wax guichet unique. boo xam ne akki la bu njëkk ba banque ba nga nekk rek nga mënoon defee lépp mënoo dem beneen banque. beneen agence boo xam ne di nga fa def opération. àdduna di dox ñuy xeex ba tey yàlla def ak technologie ak innovation yi. guichet unique am. daanaka. guichet unique maanaam. guichet unique mooy nga nekk ci banque bi. benn banque je prends bu la neexee ma tudd comme le cas. présenté wu muy CBAO. nga ibbee sa compte Kolda. boo ñëwee ba Dakar soxla xaalis agence boo dem war nga mën a def retrait. si agence bu même banque bi. même banque bi war nga mën a def retrait. militaires yi nga xam ne dañoo nekk au front. jàngalekat yi nga xam ne dañoo nekk ci biir àll bi. seen famille yi nekk Dakar. dañ leen di bàyyil parfois ay chèques parce que mënuñu déplacé wu di ñëw. wala mënuñu leen yónnee parfois. seen famille yooyu bu weer dee pour ñu am lu ñu dundee. dañuy jël chèque bi dem ca banque ba. bu weer dee ñu jël pour mën a dundal. tey ak suppression guichet unique bi mëntul ne. maanaam jàngalekat bi nekk Tamba mënul def opération lu dul. ci agence am. lu dul agence am bu fekkente ne mu ngi Dakar il faut mu ñëw ba Dakar. il faut mu ñëw Dakar tey man ma jox la chèque. nga war a mën a dem retirer chèque bi mënoo ko retirer feneen fu dul sama agence man bu ma ibbee sama compte. ah oui quand même. mënoo ko ibbee fu dul foofu. xaw ma ndax yaa ngi dégg wax. waaw mais c'est terrible. nga yow tey nga dem am sa compte épargne. def ci xaalis dem ba Kédougou soxla xaalis. pour nga retirer il faut nga dellu soit ba Dakar sa compte fa nga ibbee sa compte foofu rek nga mën a retirer. loolu lu ñuy waay wala lu ñu def ba pare. lu ñu commencé la ba pare. te amul préavis. xam nga tey boo demee bay jël yenn mesures yi. da ngay génnee préavis. parce que chéquier en réalité chèque mayuñu la ko dañ la koo jaay chéquier bi dañ la koo jaay. tigi te seen chèque ñoom dañ ci bind payable en toute agence. daanaka agence boo mënta dem boo tegee chèque bi. guichet yëpp da ko war a fay. parce que chaque instrument de paiement la. dafa am lu ñuy wax les mentions obligatoires. muy signature bu amee conformité muy montant bi nekk ci mention yi bu ci nekkee. ordre nga jox guichetier bi pour mu fay. parce que compte bi yaa ko moom xaalis bi yaa ko moom. donc instrument bu ñu la jox na nga ko remplir correctement. ordre nga jox guichetier bi pour mu fay. comme yow tey boo joxee nit chèque bu demee pour retirer ordre. de paiement la lañ ko jox. waaye léegi comment se fait-il que yow nga ibbi sa compte Dakar dem ba Géejawaay. bëgg fa retirer ñu ne la dellul Dakar sa agence pour retirer. bu dee compte épargne la. bu dee compte courant la ñu ne la montant bi 200 000 bu weesoo 200 000 da ngay delluwaat ba Géejawaay ba Dakar. nga retirer ko. loolu kañ ngeen ko commencé xeex. def na léegi 1 mois bu mesure bu ñu ko jëlee mesure bi. yan feedback ngeen si am. ñun bu mu amee dañoo njëkk bind direction. c'est valable pour toutes les banques ou une banque. non fa lañ jëm. parce que conséquences yi benn banque la. benn banque la pour le moment. conséquences yi tax te dinañ ñëw ci conséquences yi lu tax ñoom ñu def ko. am na ci solo trop. fi mu toll nii ñun li ñu wax mooy bu mu amee dañoo bind direction bi. ñaan leen ñu revenir ci décision bi. syndicat CBAO ñëw gis ñu ñaan ñu njëkk. nañu may nañu fukki fan ñu waxtaan ak suñu direction parce que xam nañ ni mesure bi tegwut ci yoon. ñu may leen ko parce que ñun médiation rek lañu bëgg. ñoom bu fukki fan yi weesoo ñu woowaat ñu nañu ñun de wax nañu suñu direction mais bañ naa revenir ci décision bi. ñun ñu bind def ampliation état du Sénégal. def ampliation banque centrale. parce que violation la en réalité. mais injustice la c'est-à-dire que violation de la réglementation la. c'est-à-dire que yow chèque. bu dee provision baa ngi fa. signature bi normal na.
tour yeeg montant baa ngi fa les mentions obligatoires ngi fa. mais y' a pas de raison pour que banquier bi bañ a fay. léegi ñoom bañ nañ kalaame ngeen ndax kalaame bi am na lu mu jur. jurul dara moo tax nag ñu ne dañuy organiser sitting. tey préfet interdire sitting bi. ñu ne comme préfet da ko interdire ñun duñu sitting. cette fois-ci forcé woo. non duñu forcé xam nga lu tax. parce que dañoo am dëgg. bu wér man dama yor chèque 210 000. boo xam ne dañ ci bind payable en toute agence. ma ne comme préfet nee na bu kenn sitting trouble à l'ordre public yooyu duñ dugg ak ñoom ci yooyu. ma jël chèque bi ma dox ba ci agence ba ma dugg déjà bu ma duggee gis naa ni réglementation bi dañ ko violé parce que tableau de condition générale banque bi xam nga banque boo fa duggee dafa am lu ñuy wax tableau de condition générale. tableau boo xam ne prix yëpp dafay nekk. ça date de 2020. oui dafa mel ni boutique nga dugg ñu defal le prix. prix yooyu bu prix yi changé dañoo war a changer tableau bi. mais imaginez attestation d' engagement ñu ngi koy jaayee ñu ngi ko doon jaayee 75 000. yóbbu ko 87 750. 2020 le tableau bi ñu ngi ci bind 75 000 alors que ku ñëw ñu appliqué le 87 750. oui ma signalé ko chef d'agence mu ne ma wax nga dëgg. ma ne ko lii exigence réglementaire la pour ngeen appliquer ko. pour ngeen adapté ko. mu ne ma wax nga dëgg. oui ma ne ko mais loolu andiwuma fi. ma dem ci guichet bi. dugal chèque bi. guichetier bi xool lépp. ne ma chèque bi duñ ko fay parce que 210 000 la. oui ma ne ko lan mooy problème bi. mu ne ma il faut nga dellu Tamba. dem ba Tamba ma ne ko non wax ma problème chèque bi lan la. est-ce que mention yëpp mat na. mu ne ma mention yëpp mat na mais chèque bi mënoo koo retirer fu dul Tamba. mesure boo xam ne da nga koy jël amul préavis. parce que chèque yi day am 25 am nay talon 25 am nay talon 50. boo ko jëndee ak sa xaalis ñu bind ci payable en toute agence. mais bu demee ba nga xam ne dañoo bëgg a supprimer chèque boobu dañuy génne benn préavis. ne fii ak 6 mois. wala désormais ku jeexal sa chèque yi. beneen chèque yi la ñuy jox boo xam ne duñ ci bind payable en toute agence sa agence la nga ko mën a. mais est-ce que loolu am na conformité ak règle yi. préavis amul même bu préavis amoon est-ce que schéma boobu. baaxul méngóo na ak yoon. méngoowul ak yoon. waaye chèque boo mënta jot. même buñ ci bindul payable en toute agence yi boo ci dugg war nga mën a retirer koo jox chèque agence bu mu njëkk jàkkaarlool. war na mën a dem foofu retirer. bu dee même enseigne bi. bu demee dafa war a retirer. oui loolu mooy guichet unique professeur. loolu lañ supprimer. loo si xam. te xaw ma ndax conséquences yi mën nañ ci dugg. waaw dinañ si ñëwaat léegi. incha allah déjà ñu def benn. waaw di ko jaajëfal moom sëñ Ibrahima Cissé yàgg na ci sonn na ci lool macha allah ci liggéey bi te li muy yëngu ñun ñëpp ñoo ci war na jàpp nag lii moom li tubaab naan ça se passe même de commentaire maanaam lan mooy ndey ji daal laa xamul man parce que lii dafa doy waar boo xam ne ab yu lay gën a méngool. waaw mais man xam nga li mu ci scandalisé moom warul na wér ci combat bi mais parce que lii toutes les organisations de la société civile réunies quelle que soit leur orientation leur sensibilité mais ñoo waroon jël combat bi parce que bu amee combat citoyen lii la parce que man en tant que citoyen loo mënal banque ba loolu mu ne ma dellu Tamba comme ni nga ko waxee nga récupérer chèque bi mais ñëpp a waroon taxaw ci xeex bi parce que lii wax dëgg yàlla loo xam ne àq ak yelleef boo xam ne charte réew mi may na ma ko ab structure bancaire daal di ko foxar ci comme si une banque pouvait être au-dessus de la loi ou bien au-dessus de la constitution donc doon na loo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ci war a jóg xeex ko parce que dafa mel ni daf ñuy delloo quand même au Moyen-Âge mais qu'est-ce qu'on fait de tous les acquis là qui sont là yaa ngi 21e siècle dugg 20e siècle ñu lay delloo au Moyen-Âge à l'époque boo xam ne boo doon dem Màkka da nga yéeg ay saret ak ay mbaam di ko dox pendant at mais c'est pas possible donc kii vraiment dafa nekk loo xam ne man je n'ai même pas les mots parce que wax dëgg yàlla doy na waar je comprends nag que am na ay intérêt yu doy waar yu nekk ci biir du ñàkk sax ñi nga xam ne ñoo ko waroon faj bu dee ab jàngoro la am nañ wàll seen gafaaga bu dem ci biir kon xaw na doy waar waaye loo ci mënti dégg daal lii dafa nekk loo xam ne ab musiba la boo xam ne dafay delloo réew ginnaaw comme dafay delloo réew ginnaaw di boddi li nga xam ne mooy sama àq ak yelleef man en tant que citoyen ñëpp a ci war a jàpp pour téye ko bala mooy yegg foo xam ne jéggi na day surtout ñëpp ci war a jàpp parce que en fait moom dafay sonné kii maanaam dafay tiré rek sonnette d'alarme parce que loolu mën na dalaat ci yeneen banque yi mais yaakaar naa ne non parce que dafay nekk régression c'est-à-dire que yéen da ngeen commencé man je comprends même parce que bi muy expliquer dama ne xëy na kii dama xamul li mu wax wala li mu parce que li mu wax moom dafa juum parce que man xel moo ko mënul nangu parce que dama mënul comprendre normalement boo bokkee ci boo amee sa compte bancaire ci benn
comme sa banque bi ngay wax foo mun a dem ci Sénégal war nga faa mun a fayeku retirer sa xaalis mais yow donc loolu amoon na daaw ren ñu ne loolu mënatul am est-ce que parce que léegi dañu préférer ñi am carte bleue pour retirer ak seen carte bleue wala lan moo ko waral mais en tout cas pour man daal régression la. Ibrahima. waaw moom di ko jaajëfal si combat bu noble bi muy def ndax ñëpp la waroon. loolu nag moom c'est anormal. waaw parce que loolu dafa mel ne ñun delloo ginnaaw la daal. waaw delloo ginnaaw ndax fast track bi ñuy wax. waaw yaakaar naa. gis ñu ko foofu. waaw yéeme na daal. oui bokkul si bien-être social daal. non day tardé réew. alors lan mooy conséquences yi Ibrahima. conséquences yi xaalis la en réalité. parce que tey dañoo bëgg jouer sur le comportement de l'épargnant. xam nga épargne client bi day am ñaari compte courant mooy bu muy dugal salaire am muy génnee ak yooyu ak compte boo xam ne dencukaay xaalis lañu tuddee ko compte épargne. tey Khalifa bu la wóoree ni da ngay dem Tamba. te boo fa demee war nga mën a def benn retrait bu 300,000. sa xaalis doo ko bàyyi ci compte épargne bi compte courant bi nga koy bàyyi. dëgg la parce que différence bi mooy compte courant. boo demee ba Tamba mën nga retirer ba 200,000. mais compte épargne boo demee ba Tamba doo mën a retirer dara. mais loolu presque banque yëpp la de. doo mën a retirer dara. du yëpp banque yëpp de. doo mën a retirer dara parce que ñoom dañoo def. doo mën a retirer du tout 0 franc. du tout léegi nag dañoo bëgg jouer ci comportement épargnant bi. parce que compte épargne dañ koy rémunérer. dañ lay fay lu ñu ci dagg agio. mais compte courant dañ lay dagg ay agio ak ay frais boo fa bàyyee xaalis. maanaam boobu moo gën a rentable pour ñoom. très bien léegi nag dañuy bëgg nit ñi bañ di jël seen xaalis du ko dugal ci compte épargne ñu koy rémunérer bu boobaa banque bi mooy perte day fay. ñu koy dugal ci compte courant bu ko defee ñu ci dagg ay agio. benn boo defee retrait ñu lekk. ñu lekk benn. deuxièmement dañoo bëgg jaay seen i carte GAB. carte GAB 46,000 la doon jar. ñu bëri dañ daan 23,000 mosul jar 23,000. 23,000 fois 2 durée de vie bi 2 ans la. chaque dañ ko 46,000 la ñu diviser ko en 2 années. muy 23,000 muy 46,000 dañ ko doon jaay. lu ma tax banque yi bëgg dañu nax rek. 81,000 la jar lay jar yi. moo ko Sénégal yëpp ñu xam ko. déjà BHS commencé na ko. 81,000 40,950. 40,950 2 fois. muy 81,000. léegi nag bu ñu fexee ba supprimer chèque parce que le chèque est un instrument lourd à traiter. parce que tey chèque moo tax guichet di am ak agence. carte GAB doo ko dugal ci biir agence bi da koy dem ci GAB bi. léegi nag bëggatuñu recruter emploi dañoo bëgg wàññi seen charge ñi def banque finance étudiants yi kenn du leen recruter. déjà ñoom du ñu recruter parce que ay temporaire ay kii la ñuy jël nu mu tudd sax ay intérimaire la ñuy jël. ñu jël ay prestataires. 6 mois ñu bàyyi la jëlaat keneen donc nekkuñu di recruter. donc pour wàññi seen i charge bu ñu xasee ba supprimer chèque bi wala ñu wàññi chèque bi dañuy wàññi seen i charge mooy lan emploi dootu ñu ko jëlati. agence yu bëri dañ koy supprimer. def fa ay GAB. ba pare carte GAB bi ñu yokk ko def ko 81,000. alors Ibrahima est-ce que maanaam Ibrahima saa yoo defee opération ñu dagg la ci. Famara est-ce que opération ñu dagg ba pare dañ koy plafonné. Famara enseigne yooyu. boo paree boole ci des cartes GAB bu weer dee. ñu la GAB bi doxul. aussi non xaaral moo aussi bu amee défaut de fabrication. carte bi bu ñu la ko jaayee 40,900 année bi. bu amee défaut de fabrication da ngay faire 40. défaut de fabrication maanaam. mooy carte bi bu dee ñoom ni ñu ko defaree baaxul mu am anomalie. man ma fay nga dugal da ngay fayaat carte bi. ah loolu yàgg na. non mais c'est que li professeur wax sax c'est important loolu dafa mel ni GAB yi balaa moo pan weer dee. li si ëpp. ñoo ko def exprès xam nga lu ñu bëgg. ñoom GAB bi sax le fait que ñu jënd GAB di ko teg sax coût la si ñoom dañoo bëgg ñoom dem ci forcer nit ñi ci digitalisation boo xam ne application bi boo saa yoo ko téléchargé da ngay fay. tant que mu ngi nekk sa portable dañ la koy facturer. saa yu su defee opération da ngay fay. transaction da ngay fay. mais fan lay feeñ. da ngay fay daanaka transaction bancaire boo ko defee à partir de ton portable mooy digitalisation bi. demoo GAB application lañ lay jox. waaw da nga koy télécharger xam nga. waaw mu dugg sa portable. waaw téléchargement boobu da nga koy fay. waaw boo changé portable di télécharger da nga koy fay. waaw tant que mu ngi sa portable dañ la koy facturer. ba pare boo defee opération. opération ñu dagg la ci. oui mais facturation bi fan lay feeñ. ah. boo dee salaire. day feeñ si sa xaalis yow. si sa relevé waaw da ciy feeñ dañ ko ciy dagg léegi nag chèque bi
600 francs le chéquier bi di jar 20 talons 25 bi. arrangé wu leen. jaay cap 81 000. moo leen gënal. mais comme ak gap dafa xaw a cher tamit. mais digitalisation boo xam ne du leen dikkee dara. ñu ci encaissé ay xaalis moo leen gënal mais xam nga lu ñu xamul dafa amul mesure d'accompagnement. éducation financière. mën nga utiliser gap mën naa utiliser carte gap mais am na ñu bëri ñoo xam ne mënuñu utiliser carte gap. nga forcé leen ci. ñu dem bu ko defee ñu ñàkk seen i xaalis ñaata nit ñooy def ay débit à tort chaque mois di ñàkk seen xaalis. internet bi peut-être que mën nga ko utiliser transaction financière man mën naa ko utiliser mais bëri na ay sénégalais yoo xam ne portable internet ba pare dafa am ay cybercriminel yoo xam ne ñu ngi ci jaww ji. dañuy jël say da ngay boo xamul nu koy utiliser dañuy jël say données vider sa compte boobaa yow yaay ñàkk. ñun dañuy jot ci réclamation et usagers yoo xam ne. cybercriminel fii lañ toog Sénégal. bu ñu sàccee say koppar si cybercriminalité bu ñu ko sàccee yow yaay ñàkk. yow yaay ñàkk amul assurance. am na assurance mais duñu fay xam nga carte gab bi dañ koo assuré. ma koy wax sénégalais yëpp ñu xam ko dañ koo assuré de sorte que bu cybercriminel bi duggee sa compte ba jël. normalement boo demee ci banque ba signalé leen ko parce que am nañ cas yu bëri yu mel noonu da ngay gis nit koo xam ne day xëy suba guddi gi mu gis compte bi di vidéo mu xëy suba dem ci banque bi ñu ne koy Hong Kong la woon wala fële mu ne leen ah man mën naa nekk Hong Kong tey heure bi 8 heures ma fi tekk ñu ne ko comme cybercriminel yi normalement da nga war a dem def les formalités police wala DIC wala yooyu boo yegsee c'est l'assureur qui doit rembourser les assureurs remboursent mais yow doo ci jot parce que xam nga lu tax. oui. banques yi ñoo moom assurance yi. imaginez banque bi ma lay wax nii. créé na compagnie d'assurance am. dañ lay loolu ngay dem police di ñëw te duñ la jox dara te carte bi dañ koo assuré. te ñoom moom assurance yi. ñoom ñoo moom assurance bi ñu bëri jàkk nañ ci seen i millions. ay conflit d'intérêt la tey may wax ak yu graaw. ba pare doo man li ma la bëggoon laaj sànq avant prof di intervenir mooy enseignants yi ñuy gis fii ñu si ëpp. ay enseignants bitim réew la yu si ëpp est-ce que li ngeen di relever fii comme ay manquements est-ce que démarches yi ñuy def fii est-ce que yi ñuy faral di imposer est-ce que les mêmes choses di ngeen ko gis à l'étranger. non pas si même enseignants yi. xam nga man par exemple gisoo unique bi ñu la wax nii est-ce que par exemple boo demee feneen beneen réew bu banque bi nekk di nga ko fa gis. mais am na benn banque ba fi nekk bu ñuy wax SGBS ngeen bàyyi ma tudd rek. directeur général bi en sachant que ñoom ñooy ñëpp ku si bëgg a tontu mën ngaa ñëw. nante la waaw dama jàkkaarloog moom. parce que dafa ne ku bëgg a génn di nga fay 175 000. 175 000. génn saa yi. ku bëgg a génn daanaka yow nga dem ba banque bi nga bëgg a génn ñu ne la. changer de banque changer de banque. boo fa amee bor. boo fa amee bor da ngay fay attestation d'engagement attestation de non engagement. oui bu si nekk 87 750 la. boo fa amul bor sax da ngay fay boo fa amul bor da ngay fay attestation de non engagement. muy 87 750. boo fa amul dara ameluma la dara ma jàkkaarloo moom ne ko yow SGBS am na France am na Sénégal. est-ce que français yi ñeme nga leen teg li nga teg sénégalais yi. mu noppi xool ba ci kanam ne ma France du Sénégal. ala kulli xaal France du Sénégal. ala kulli xaal ma ne ko nag. am na yoo xam ne ñun duñ ko nangu. parce que mënoo def publicité ci rajo beeg ci télé bi de 4%. ñëpp ñëw dugg nga bëgg leen appliquer 12% ñu ne dañuy génn bëgguñu nga ne leen kuy génn di nga fay 87 750. donc dañuy def. publicité mensongère mooy trompeuse bu ñuy def ci plaque. publicitaire mais xanaa banque yi amul réglementation contrôle fii si réew mi. banque centrale mooy seen mooy réguler. eh bien. du sanctionner. pourquoi. xam nga lu tax parce que ñun plusieurs pourquoi bon peut-être que ñoom dinañ ci répondre mais li ñu constaté ñun. mooy remonté nañ leen ay information dañoo génne 19 mesures fukki poñ ak juróom-ñeent ñu ne yii c'est gratuit banque bu ko jalgati dinañ dal sa kaw. oui. ñu topp 19 mesures yi ba gis ay banques yu ko jalgati. comme SMS bi. ak mail bi dafa war a gratuit parce que c'est un droit à l'information. da nga war a jot weer bu nekk SMS. banque bi SMS bu mu la yónnee da la ko facté 1100 francs. SMS kese. SMS benn avis de débit ak avis de crédit avis de débit mooy xaalis génn na sa compte 1100 francs. avis de crédit mooy viré nañ la sa salaire 1100 francs. dafa mel la situation s'est empirée. léegi nag. oui. ñu relever ko. ne waa banque centrale si 19 mesures yi yenn ne SMS dafa war a gratuit. banque bii ñu ngi facturer SMS. ba léegi gis ñu sanction. te ñu ngi koy continuer di ko def.
donc bu mel ni ñoom puissance bi ñu am. kenn mënu leen sanctionner. musoo dégg ñuy sanctionner am nga barki démb jaay sax dégg nga ARTP di sanctionner yenn opérateur wala yeneen di ko publier. musoo dégg régulateur boobu. ma nga sanctionner ay banques. oui te clean ñu chaque jour ñu tooñ wala ñu jalgati parce que li ma lay wax nii affichage réglementaire bi. bi nga xam ne 2020. ñoom xam nañ que. laa dama dugg ci agence bi gis ko 2020 ma ne ko mais lii exigence réglementaire la chaque 6 mois chaque 3 mois da ngeen ko war wala chaque année da ngeen ko war a changer. bu prix yi changer rek da ngeen ko war a changer. oui mais est-ce que ñun suñuy intérêt est-ce que suñuy intérêt ñun yitteel nañu wala on est suffisamment averti. waaw li muy posé de xam nga ñun ñi ñëpp on est complètement tétanisé ah mais li muy posé. problème global bi mooy question souveraineté rek ñàkk moom suñu bopp la loolu dong la parce que li koy firndeel bi mu ne waa ji ndax tugal ñeme nga ko mu ne fii tugal du fii mooy maanaam ñàkk ngeen fu la ngeen baal ma ci wax ji. ba lu ñu leen teg ngeen tegoo ko mais lu ngeen nangu ñu. c'est une question d'éducation aussi parce que la banque moom ni mu xamee tableau de réglementation bi. waaw tey jii kuy client de banque war nga ko mën a xam. waaw non le problème ce n'est pas ñun en tant que individu ñu mën ko régler. boo ñu éduqué woon et tout comme ni mu ko waxee lan lañ mën a gestion financière bu fekkee ñoom wóor nañ la ne. amul benn sanction buy dal seen ko. donc le problème ce n'est pas que le citoyen am un minimum d'éducation financière. mu mun a surveiller kañ lañ koy arnaquer kañ lañ koy escroquer léegi. mais li am solo mooy bu loolu amee mais mu am kuréel goo xam ne dina dal ci kaw institution financière boobu sinon ça n'a pas de sens. te comme ñoom boo ko seetloo man explication bu ma ci gis mooy conflit d'intérêt la. bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñoo war na faj dañoo am wàll. ca biir banque ba mais du ñu xeex loola parce que ñoom seen intérêt la ñuy sàmm donc problème mooy souveraineté bi may wax dañ ko amagul te boo jéggee problème souveraineté bi mooy responsabilité bi am état bi am à l'égard des citoyens loolu la sàmmoowul bu fekkee nag état muy bu Sénégal muy boo ci mën di gis dafay tàmm di lëkkaloo ak ñoo xam ne sur le plan économique ou sur le plan des lobbies financiers ñu nga fële ca bitim réew am fi seen institution bancaire seen intérêt confondre ak seen intérêt mais l'agneau du sacrifice devient simplement le citoyen. Est-ce que xam nga Famara c'est-à-dire que c'est bien parce que yow je pense que li ngay def lu am solo la mais xam nga ñi nga xam dañu nekk bitim réew muy suñu sénégalais de l'extérieur rek ñëpp ñoom dañu foofu dañu am ay habitudes ñun ñëpp ñoo fa nekk ñëpp dañu procédurier maanaam 1 euro bi banque bi bu la ko bu ko jëlee te tay ko wala mu bañ ko tay di moom ci boppam dina ko viré waat ci compte bi mu ko jëlee ba pare normalement yow bay def changement de banque yow sax banque ba nga war a dem ah maanaam formalité yi banque ba nga war a dem moom moo ko war a def te banque bi nga nekk warula fay loo 85 000 loolu am na donc dafa am yenn et puis sa réponse n'est vraiment loolu en fait manque de respect la te banque centrale ci boppam lu tax du sanctionner lan la ragal ba tax du sanctionner est-ce que parce que tout simplement banque yi fi nekk ñëpp ñun daanaka moomuñu ko ndax ña nekk ca kaw bitim réew lañu jóge ñëw di diriger ñi nekk ci suuf kon ñun suñu wàllu bopp tant que amuñu lu ñu moom lu ñu moomal suñu bopp dinañ continuer di vivre comme ça mais il faut que toujours mu am ñu mel ni yow Famara di taxaw di ko décrier di ci xeex nag te sénégalais war a xam ne li ngay xeex ñëpp ngay xeexal. Mais justement Aïssatou Famara ça fait je pense plus de 6 ans voire 7 ans bi ñu mujjee toog près de 10 ans mais j'ai l'impression que li nga doon wax dafay gën a empiré wu dafay gën a garaaw mais am na bu ci boo xam ne man dama yéem banque bu def affiche mu ne ku amul 400 000 doo duggati ci biir agence bi maanaam daanaka ku amul ay revenu 400 000 daanaka ku amul sa compte 400 000 dootoo ko récupérer ci agence bi ca gab ba nga jëm ce qui veut dire que ñëpp ñi nga xam ne ils avaient des salaires de 200 000 obligatoire il faut nga am carte par force bu ñu lay dagg par force dañ la koy dagg par force d'ailleurs sa chéquier valable la tul jënd nga sa chéquier mais mesure bi dañoo xëy affiché ko mën naa la jox affiche bi mais c'est pas normal mais dañ ko xam nga dama koy wax benn ancien ministre. parce que moyen de paiement choix la. yow sa choix la yow yaay seet ndax da ngay fay carte sa liberté la. mais loolu la instrument de paiement kenn du la ko choisir yow yaa koy choisir. xam nga jàngalekat bi nekk Fongolimi. nga xam ne benn yoon lay dem. jëli salaire am ñëw. lu muy doyee carte gab te am na 300 000 la am. te bu demee ci gab bi dañ ko plafonné à 200 000. mais jël benn chèque def ci 300 000 retiré ko. mu dikkee ko gab bi kii 25 talon bi dikkee ko 600 francs.
moo gën a yomb ci moom. mais ñu ne ko yow 400000 boo ko amul sa biir compte. dootoo duggati ci agence bi pour nga jël sa salaire léegi. GAB il faut nga dem forcément dem jëndi carte GAB à 23000. dem ràññee ci GAB bi ak étudiants yi parce que en réalité banque boobu Ecobank la. oui. boo paree ñëwee la dafa paan. doole ci loolu boo paree li ci gën a doy waar mooy parfois xaalis bi day banque non seulement amul provision compte amul réseau wala ñu ne la amul xaalis. wala boog yow sa bopp mënoo ko utiliser. xaalis bi nga bëgg a jël mu duggaat ci biir ñàkk nga boo moytul. donc ay tracasseries yoo xam ne. amul éducation financière. ay tracasseries nit ñi di ko vivre di ñàkk comme ça seen xaalis parce que début à tort. bu dee sa propre banque la mën nga ñàkk wala 72 heures mu génn. ñaari éventualité yi mu am mais bu dee banque beneen la. bu bokkul ak sa banque sa réseau banque bu dee père de famille nga di nga toog 45 jours wala nga ñàkk sa xaalis. mais ñàkk bi moom nga gën a jege parce que ñun luñ jot benn waaye nee na ma CBAO moo ma ne. plafond mënoo retirer 2 fois 300000 dañ ko plafonné noonu la ñu kiyee seen machine yi daal. tey boo retiré 300000. il faut nga xaaral. il faut nga ba si kanam sax nga xaaraat nga retiré waat 300000 muy 600000 jeex na journée boobu mënatoo retiré 24 heures après ngay mën a retiré waat. mais CBAO rek ah. non banque yu bëri. mais exemple c'est selon les cartes c'est selon les cartes yi nga am. c'est-à-dire que ñi ami koppar mën a jënd carte yu gën a cher. ñoo war a gën a mën a. très bien comment ça fait-il que kooku noonu nga xam ne carte am fa la yem. 600000 le retrait bi jour. ñu koy débité 900000. parce que dafa def opération GAB bi annulé ko. mu defaat opération GAB bi annulé ko. mu defaat opération GAB bi annulé ko muy 3 opérations yoo xam ne da ko def GAB bi dafa amoon problème. mu dem ndekete débit nañ ko 300. mu dem ne leen mais kii ñu ne ko yaa ko jël. oui mu ne leen mais imaginez li maa ko jël. mais man mënu ma jël 900000 jours. oui parce que sama carte 600000 la plafonné. ñu ne la machine bi. ñu ne ko ñun de loolu mënuñu joxe ba léegi bay wax ak yoon yi. mais pourtant non mais xam nga la ma tax loolu garaaw. tey ma jotu ci. xam nga moo garaaw Aïssatou xam nga moo garaaw loolu banque bi mënu ko def argument si li ma xam man parce que amul GAB booy dugg te amul ab caméra. très bien. xam nga caméra de surveillance yi nga xam ne normalement xam nga tey début à tort bu amee. oui. war nañ xam ndax da ngay tappale wala tappale woo. boo nee dama def débit ñëwul xaalis bi ñëwul message bi ñëw na dagg nañ ma mais xaalis bi ñëwul. mais ñu génnee caméra de surveillance yi. mu jeex xool ndax da ngay tappale wala tappale woo. mais duñ ko def. très bien alors Famara waxtu yi dab nañu il faut ñu tëj lan moo waral Famara boobu ba tey on a l'impression que yaa ngi mel ni benn hamster rek yaa ngi daw xel yu wet mais dama fen. waa dëgg la. oui parce que dama jàpp ni sénégalais yi boo duggee ci banque sax da nga koy constater. day mel ni cimetière boo xam ne. nit ñi mënuñu sax waxtaan. ñëpp tout le monde est stressé. parce que dem nañ ba wan leen yéen ay yelwaankat ngeen ci banque yi. alors que xamuñu